une heure di benn waxtu jot na ci RFM ñu di ko génn ci xibaar yi. El Hadj Ndiogou Diène. li ci gën a fës Cheikh Béthio Thioune ak cantakun yi altine bi di ñëw la ñuy xam fu ñu féete ci bés boobu la àttekat bi fas yéene joxe dogalam ci mbirum faatuk Bara Sow ak Ababacar Diagne. Université Cheikh Anta Diop bu Dakar tàngoon tey ji ci suba gi ak jàppante diggante étudiants yi ak GMI étudiants yi génnoon ci mbedd mi pour laaj seen i bourse mu fekkee étudiant Université Sine Saloum yaa nekk ca Kaffrine Sobu ñoom tamit ci grève ñetti fan tey ji ñoom tamit bourse la ñuy laaj ni seen yeneen i morom. École Jeanne d'Arc fii ci Dakar jël dogal élèves yi muuru lu ko dalee ubbite l'école bi di ñëw muy dogal bu bett ñii di élèves yi ak seen i waajur syndicalistes yi mer lool gannaaw bi njiitu réew mi waxee ne yokkuluwul solde fonctionnaire yi ñoom ñooñu nag dàquñu taxaw jàmmarloog nguur gi ak yëngal la xibaaru bitim réew Georges de ci Diop lañ channel Georges ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay laaj Diogo. li ci gën a fës. daañu dem ba ci beneen foofee ab nit moo ñàkk bakkanam ci manifestation yi amoon démb dañ ko dóor bal mu faatu. ca Soudan moom ab manifestation bu mag la ñu fas yéene organisé tey alxames ca capitale ba di Khartoum ñiy ñaxtu ne dañoo bëgg a teg pression militaire ya. ba ci kanam ci yaatal gi Georges bu ñu ci noppee tàggat yaram Cheikh Tidiane Diagne lañ ci àndal Cheikh Tidiane ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay El Hadj Ndiogou Diène. loo indi. wàllu judo danañ ko daal di waxtaanee bés ni ki tey Sénégal dana dalal li nga xam te ne moo di championnat d'Afrique bu ñu jagleel lii di cadet ak li junior yi Sénégal nag seen bébét mooy fexe ba bokk ci équipe yi nga xamante ne dañ ca am ndam ngir mën a bokk ci JOJ yi nga xam te nar nañ kaa amal atum 2022 fii nii ci Sénégal wàllu basketball itam nañ ko daal di waxtaanee ak góor ñi AS Ville bu Dakar mi nga xam te ni ren gi la daal yéeg wane boppam ñoom nag ña ngay wax daal li nga xam te moo di seen ambition moo di fexe ci bokk ci ki nga xam te ne bu saison bi jeexee danañ leen mën a li ba ci kanam Cheikh ngir yaatal gi buñ ci noppee yéen kaay yi jeexal ak gis ñuy waxtaane tey dogal ak njiitu réew mi li mu xam ne nguur gi xalaatul benn yoon yokk salaire fonctionnaire yi fu mu toll yi ndax mën ko ñu nar ci ànd ak ñu seen xel màcc ci wàllum koom-koom mu nekk li gën a fës ci xibaar yi ne suñu leen ci ay faram-fàcce. El Hadj Ndiogou Diène. Aliou Baax moo nekk ci machine bi mbokk yi ñu leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak rajo Futurs Médias xibaaru diggu bëccëg yi dañ koy door wàllum yoon ak lu soxal mbirum atte cantakun yi ca tribunalu Mbour atte bi nag jeex na fi mu toll nii tey ji la jeex ñu doon xaar sax lii di verdict bi di dogal bi waaye nag attekat bi da ko mujj dàq altine bi di ñëw ca suba ga ca la nag joxe dogalam ci mbir mi ñu ngi en direct foofu la ca tribunalu Mbour ak Abdourahmane Diallo Abdourahmane ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Hadj Ndiogou. kon altine la mbir yi di leer. waaw loolu juge bi di Thierno Niang daal di dogal nee na li nga xam ne moom mooy àtte Cheikh Béthio Thioune verdict bi lundi la koy daal di joxe waaye nag ci suba si ñi nga xam ne ñoom ñooy avocat yi ak procureur bi ñoom la ñu daal di jox kàddu gi ñi nga xam ne ñoom ñooy waa partie civile ñoom ñoo njëkk taxaw ci kanamu baar bi ci di maître Khassimou Touré ak ñi mu àndal jàpp ni li nga xam ne waa défense bi wax na ko loolu doon mbir mi nga xam ni doyu leen jàpp nañ ni sax ñooñu ci li ñu jot a wax yëpp waxuñu fenn fi nga xam ne kan moo rey Ababacar kan moo rey ak ki nga xam ni moom mooy Bara Sow donc argument yi nga xam ni jot nañ koo joxe ay argument la nga xam ni doon na li nga xam ni ba léegi lu ñu doon xaarandi dëgg bi ñoom waxuñu leen ko maître Khassimou Touré di yokk di xamle ni défense bi tamit yéewul yàgg benn yoon ci 7 milliards yi nga xam ni waxoon na ni loolu la soxla ci ndàmpaay ci mbirum cantakun yi procureur bi nag moom nee na waxaat du mbiram doon na mbir mi nga xam ni aayu ci lool moom li ni mel sax a tax mu jàpp li mu jàppoon mooy maanaam ñu daan ki nga xam ne moom mooy Cheikh Béthio Thioune ak ñi mu àndal daan yi nag ci fukki at la commencé ba ci seen diiru dund ñi nga xam ne nag ñoom ñooy défense bi ñi nga xam ne ñoom li ñu jàpp rek mooy kii di procureur bi mën nañu wax ni lépp li nga xam ne mu ngi koy def jaarul sax ci yoon te tamit jàpp nañ ni ñi nga xam ne ñoom ñooy seeni client amul kenn ki nga xam ni liñ koy tuumal presque def na ko ci maître Moustapha Dieng bi xam le ni sax boo gisee gaañ ñi di indil coow lu bëri waa cantakun yi lii di mouvement cantakun yi moom rek la ñu bëgg daal di tas Hadj Ndiogou verdict bi nag juge bi nee na lundi la koy joxe. lundi incha allah lépp dina leer Abdourahmane Diallo ne woon en direct foofa ca tribunal bu Mbour 1h tegal fa juróomi minutes. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor.
leneen ci xibaar yi jëm ci wàllum njàng mi ak i jàppante tey jii ci xàll wi ñu tuddee université Cheikh Anta Diop li ko waral mooy ay jàppante diggante étudiants université bi di Cheikh Anta Diop ak ñii di GMI yi étudiants yi nag ñoo génnoon ci mbedd mi di yëngal ngir nag sàkku ñu fay leen seen i bourse mu fekk tam seen yeneen i morom di étudiant yu université si Saloum ñi nga xam te ne nag ñoo nekk ca campus bu Kaffrine ñoom ñetti fan grève la ñu tàmbali tey jii li ñu bëgg nag mooy ñu daal di leen di jox bourse nag seen yeneen i morom ñi ndaxte gis nañ ne si ñoom ñu toll ci ñetti téeméer ak juróom fukki étudiant fanweer rek ñoo am bourse ñeneen ñëpp amuñu di li ñuy ñaawlu Aliou Diaw yor kàddu étudiant université Sine Saloum ñu nekk ca Kaffrine ci micro Mar Ndiaye. tey nag ñoo ngi taxaw fii ci Kaffrine sunu campus parce que wax dëgg lu doy dafa doy quoi ñun mën nu ko nee nii di dund suñu dund bii nii ay étudiants na ñu indi nu jóge nu si ay dëkk yu baax suñu kër ndey ak suñu kër baay ñu nekkoon si ay conditions yu baax ñu indi nu fii nii déjà fii dafa tàng déjà restauration bi baaxul parfois da ngay ñëw resto bi ay ceeb yi am xorom ay kenn xamul ay kaan yi ñun ay nit nañ duñ ay bàyyi ma li tax ñu kaas tey mooy bourse yi nag moo nekk suñu mbébét parce que bourse yi dafa génn ñu jël benn partie bi jox leen bourse am ñenn ñi nga xamante ne amuñu bourse lu ñu leen jox dafa tuuti ñun ñoo ngi junne ak ñetti téeméer ak lu topp suñu campus ñun ñoo ngi jox ñetti téeméeri étudiant ak lu topp ñu am bourse te loolu du yoon ici Kaffrine ñun fii nekk Kaffrine fii nii matul sax 30 personnes fanweeri personnes yu am bourse donc war na ko si daat dafa metti mun dundee nii 36 350 donc loolu moo tax tey ñu kaas génn te duñ si dañ nag tant que réaction amul au niveau des bourses de la direction des bourses ñoo ngi xaar fi ak ñetti fan suñu gis yoo xamante ne doyul ñu dooraat ko si. mu nekkoon Aliou Diaw yor kàddu étudiant université Sine Saloum ya nekk ca campus bu Kaffrine seen i morom ya nekk ca Kaolack ñoom tamit ñu mel la ñu def grève ñetti fan ñoom li ñuy sàkku nag bokk na ñu xoolaat seen i anam nekkin ndaxte neen sonn nañu lool seen université ba amul courant amul ndox ak yeneen jafe-jafe yu ñu fay dund tax tamit ñu daal di doorub grève wa njàng mi ba léegi ak institution Sainte Jeanne d'Arc di nag l'école catholique bu nekk fii ci Ndakaaru ñoom nag ñu xam ne lu ko dalee ubbite l'école bi di ñëw ci weeru septembre dootuñu nangu xale yi jigéen yi baadu maanaam muuru ca l'école ba loolu nag tukkee ci communiqué bu congrégation des sœurs Saint-Joseph de Cluny ñoo ko xam ne di loo xam te ne nag jur na mbetteel ci ñii di élèves yi nag noonu tam seen i waajur nekk ndaxte loolu daal bett na leen lool ndaxte dañoo gis ne réew na boo xam te ne Sénégal nekk na réew moo xam te ne saa su ne dañoo war di gën a rafetal diggante jullit yi ak catholique yi reportage Koumba Sandiane Faye. lépp ngi ne selew fii ci institution Sainte Jeanne d'Arc bu Dakar bunt bi ñu delloo ko gis ñu ku fa duggee mbaa ku génn l'école bi daanaka kenn newu fa ndongo yi jànguñu dañu ne ci vacances ba léegi nii ci xam lépp gardien ba. Actuellement, personne à vacances. C'est pas pour aujourd'hui. Actuellement, on est en vacances. Vous revenez demain matin. Il y a comme problème. ñu jiite administration bi dong mën a indi ay leeral jëm ci ay lii di muuraay ci boobu lépp l'école privée catholique keneen ki donte ci ñoom la bokk wante amut benn commentaire bu mu ci mën a def. C'est vrai que je fais partie des réunions mais je suis pas habilité à parler. bi ñu génnee ci l'école bi waajuru ndongo gi gis ne loolee ñuy waxtaane lu doy waar la bu ñu sukkandikoo ci déggoo gi am fii ci Sénégal diggante jullit yeeg catholique yi lu ni mel kenn waru koo yaax. fii au Sénégal vraiment dialogue islamo-chrétien bi dox na fi dox ba nga xamante ne bi normalement yooyu warul nekk suñu problème nañu fexee rek ba nu ñu xale yi amee njàng mu baax parce que boo demee ci école chrétien yi da nga fay fekk xale yi musulmans yi ñuy jàng nga dem ci école musulman yi aussi pareil fii ba ci biir famille yi ba ci cimetière yi. bi la soxna bëgguta wax turam daa fekk ne sa waruta wax ci boobu lépp mbir mu mujjee gisee nii. c'est très 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 jafe na loolu wax ci sama xalaat rawatina nag bi ñu nekkee ci réew moo xamante ni am na jullit am na catholique te ci boor bu ne ñun ñëpp famille lañu. muy woo waajuru ndongo yi jànge ci boobu lépp l'école ñu mën a sàlloog boobu lépp dogal. ay wéy nañu yéen a inscrire seen ay doom dañoo war a sàlloo ak sartu l'école boobu la. institution boobee gannaaw ab communiqué bu mu yónnee waajuru ndongo yi li mu ci nam di doxalee ni yeneen l'école yu bokk ci congrégation bi di def boobu lépp congrégation daal di dajale ay réew yu ci mel ni Sénégal Burkina Faso Niger ak Togo. ak RFM kumpa jeex na. syndicaliste yi nag addu gannaaw démb bi nga xam te ne bi ñuy màggal feetu 1er mai président Macky Sall xam na ne yokkute payooru fonctionnaire yi di liggéey nguur gi nekkul loo xam te ne nguur gi mën na ko te du ko def ak luñ ko mën a teg ni pression syndicaliste yi ñaawlu kàddu yooyu ne mbetteel gu rëy lañ ci am teewul nag nee nañ ñoom seen fem mooy xeex te daañu taxaw jàmmaloog nguur gi ngeen ñu sàmm seen ak yelleef Georges de ci Diop. mbetteel ak njàqare moo ne ci xolug secrétaire général bu CUSEMS Abdoulaye Ndoye jaaxle lool ci kaddu yi nga xamante ne njiitu réew mi yëkki na ko. c'est un discours boo xam ne day rey espoir day rey motivation
day décourager liggéeykat yi te loolu baaxul ci réew problème alignement bi nag gouvernement bi moo jëloon ay engagement parce que Olof Ndiaye dane gor te wax ja ñoom ñoo ne woon danañu def étude buñ ci jógee danañu toog waxtaan pour que ñàkk a yamale bu am ñu corriger ko kon tey président bu ñëwee ba dellu si loolu daf ñuy jaaxal. loolee itam moo di gis-gisu Sidya Ndiaye njiital FGTS soññi yeneen centrale syndicale yi mu ne jóg jot na. centrale syndicale yi seen bopp ñoo war a jóg mobiliser pour que véritablement ñu faire bouger les lignes maanaam gouvernement bi position bu mu adopté nii mu mën ci pousser. revendication nag pour mu aboutir il faut nga wàcc ci terrain bi ñu nekk ci naaj bi waaye gars yi nekkuñu ci naaj bi ñu ngi ci ker bi tant que leader syndicaux yi ñu embourgeoisé nekk ci say salon di noos di voyager du ñu régler dara donc centrale yi ñoom ñoo ne woon dinañ déposer préavis de grève après prestation de serment ba léegi kenn déggul préavis boobu fan lañ ko déposer donc man monsieur lance un défi bu dee ay centrale représentative lañu am nañu doole war nañu mën a am na gouvernement à la raison. ci xeex woowu nag secrétaire général bu CUSEMS authentique ne kuréelu syndicat yépp ñoo war a booloo dàmbuj. syndicat jàngalekat yi ak syndicat santé ak syndicat justice yi nga xam ne ñoom ñoo taxawoon di ŋàññ ni ñuy fayee liggéeykatu nguur gi ndax bot bi compte bi ci am jot na nag ñu boole suñ doole ñu waxtaan suñu biir taxaw parce que jàmmaarloo mënta ñàkk bu dee loolu mooy position président de la république léegi nag loolu kon des na ci ñun. syndicalistes yi woo njiitu réew mi mu delloo xelam laataa ñoo jàmmaarloog moom ndax ci seen i gis-gis gouvernement bi am na moyens yi nga xamante ne mën na indi saafara jàmbatu liggéeykat yi mu waroog ci seen i gis-gis li Macky Sall wax ne nguur gi antanul ab yokk ci payoor yi ci fonction publique bi. Georges Déthié Diop gannaaw syndicaliste yi ñu jox nag kaddu gi ndey mbili yi nga xam te ne ñoom la mbir moom soxal muy fonctionnaire yi ñu bëri nag ci ñoom ñaawlu taxawaayu président Macky Sall teewul am na ñoo xam te ne gis nañ ne lu jaadu la ndax du fonctionnaire yi rek ñoo nekk ci réew mi reportage Saliba Taaw. suñu continuer topp revendication yi bés bu ne yokk leen salaire def leen di kañ la ñu jox liggéey gone yi. bi mu déggee kadduy Macky Sall yooyu le directeur école bi nee na dafa am mbetteel. dafa ma naqari trop parce que yaakaaroon naa ne du wax loolu. jàngalekat bi di ci yokk ni njiitu réew mi warul woon waxee nu ni mel ndax fonctionnaire yi yokk googee soxla nañ ko. kon ñun ci ñefe la ñu dëkk te dañu xel li ñefe bi toujours donc bu ñu déggee président wax loolu vraiment bettoon na ma parce que pour man au moins waroon na mën a yokk tuuti parce que. am na ay dépenses yoo xam ne ñu ngi koy def mais mën na dem feneen il y a des dépenses de prestige ay dépenses yoo xam ne pour carré la wala ay affaire politique la mais dépenses yooyu xëy na ci fonctionnaires yi surtout nag ci enseignants yi ak waa kër docteur. Omar Sow moom opérateur économique la mu ànd ak njiitu réew mi ci kàddoom yooyu le c'est normal bu mu yokk benn salaire parce que ñi fi nekk liggéeyuñu bëri na fonctionnaires yi ñi ngi fi Macky Sall defal na leen avantage yu mu leen mën a defal yëpp réew nag du fonctionnaires yi rek ñoo ko yor am na ñoo xam du ay fonctionnaires ils sont pas payés par l'État te ñi ngi liggéey ñi ngi développé le Sénégal. waa ji di liggéey ci privé bi di ñu xamal ni li ko ci gën a metti mooy xadar gi wax ji àndal. dafa ñëw ak doole parce que déclaration bi sax dafa am doole trop te loolu day tiital nit parce que nit ki bu demee ba tiit bu demee ba sës day indi yeneen complication maanaam mun a dem au front te yenn dialogue rek moo koy indi. ba ñuy joxe cahier doléance ci wàllum feetu 1er mai bi jiitu réew Macky Sall dafa xamle ni salaire fonctionnaire yi mënu koo yokk du ko def ñu nekk kàddu yoo xamante ni boo moywul dina indi ay jafe-jafe. sama moromu jàngalekat yi nañu defarwaat. c'est le faut ñu dem grève. kon reportage Salimata Aw ñi liggéey ci tataay yi bokk ci GIE Mboup ñoom di ñaawlu seen i anamu liggéey ñaari weer ngi nii jotuñu seen solde naka noonu tam amuñu congé am tamit cotisation IPRES mu kalsum si. fële ci garage Petersen terminus bu ligne 4 Abdou Ndaw ak i njoñam ñooy artu askan wi ci seenub nekkin liggéeykaay ñu jàpp ni jaaduwul yoon ñoom agent yooyee dañoo for ci wéewum bay dañoo bëgg a jël ay nit daal di dugal seen i place ñu jàpp ni loolee teguñu ko benn yoon Abdou Ndaw nekk seen porte parole. effectivement dafa am lu indi loolu mooy ñun dañu liggéey ak GIE Transport pendant 13 ans ñun ñu ngi liggéey ak ñoom biñ demee ba ci biir ba transporteurs yi commencé xam ni nit ñaa ngi commencé yow di réclamer seen i ak ak seen i yelleef ñoom ils se sont réunis ñoom ñu créé benn entité boo xam ne 4 ans lañ ko tuddee 4 ans nag lañ ko créé pour jël employé boobu leen fa. ñaari weer la ñu toog yoo xam ne fayewuñ ko fukki at ak ñett yoo xam ne amuñu li nga xam ne moo di congé sans compter li nga xam ne moo di bulletin de salaire ak prime yi wane ni dañoo yàgg ca bërëb ba lu ëpp tuuru loolu la ñu wax. fu nekk nii ça fait 2 mois ñu ngi liggéey fayaguñ donc biñ tëyee 2 jours ñoom d'après réunion bi ñu def démb dañuy def woo police bu ñu ñëwee ñu ji indi force de l'ordre
pour ñu pousse jëlee nit ñi ñëw teg fi seen élément ñu liggéey si loo xam te ne tegul fenn donc loolu lañ doon dénoncé quoi. bu ñuy xaar ñi nga xam ne ñu agent GIE Mbuup ak ki nga xam ne moom mooy seen employeur ñi nga xam ne ñooy jël ligne 4 bi dinañ yëkk yooyu jafe-jafe ci seen dem ak dikk. mu Kalsum li ñu koy dalal jàmm ci RFM di stagiaire ci mbir moomu nag ki nga xamante ne mooy vice président bu Mbuup transport daan na ci indi leeral ñu déglu Dame Mbuup ci jokkoom ak mu Kalsum li. waaw loolu nekk na situation boo xam ne ñoom niñ ko communiqué demeewut noonu. ndax buñ ne amuñu congé loolu amul ñoom preuve yi wane ne ñoom ñi ngi doon am congé ñu leen doon jox seen i congé ñu doon am congé 1 mois revenu preuve yi yëpp ñu fi le fait que ñu ne tamit ne fayuñu leen depuis 2 mois en fait la vérité c'est que ñoom ils ont été licenciés loolu dafa remonter à quelques années 2 ans derrière 2 ans yi mujj yi GIE transport Mbuup ak 14 yeneen 13 GIE yi nga xam ne tey jii ñoo formé Afrique ñoom ñoo booloo jël seen personnel yi nga xam ne tey jii ñooy contrôleur ak régulateur boo créé benn structure boo xam ne mu ngi tuddee CAPTRANS centre d'appui à la professionnalisation des métiers du transport CAPTRANS boobu noonu tey moom moo dajalee personnel boobu yëpp tey pour mutualiser leen pour ñu gën a donc gérer bi pour que tey indiscipline bi ngeen di gis ak yooyu chauffeurs yi yëpp nekk benn mu nekk benn gestion ci CAPTRANS non jëluñu ay nit dugal leen ci CAPTRANS dugal leen a suufu li ñu def mooy dañ leen a boole uniquement pour tey réseau bi gën a performant léegi nag ñun comme yeneen GIE yi dañoo jël suñu personnel tamit dugal leen mais daf ci am ñoo xam dañu réticence bëriwuñu quelque lañu te ñooñu peut-être di kaas noonu ñooñu ci la ñu bokk ñu ngi réticence noonu ba léegi nii coopéré wuñu ak CAPTRANS pour liggéey bi mën a jëm kanam léegi nag malgré tey multi avertissement yu ñu def ak ñoom dañ leen mujj defal ay affectation ku nekk si nga nekkoon ñu affecté la fenn mais buñ la affecté ñoom dañoo bañ seen affectation yi noonu on ñu constaté ko ak huissier bi nga constaté ak huissier donc yoon may leen di licencier leen depuis 2 mois nag licencier leen depuis 2 mois depuis 2 mois su nga licencié mënatoo koo fay salaire donc ñoom loolu la ñuy nekk di casse alors que ils ont été licenciés. mu nekkoon leeral yu Dame Mbuup di vice président Mbuup transport ci mbirum liggéeykat yooyu nekk ci tataay dem ba Louga coowal suuf am fa ca quartier Montagne Nord fakk dëkk ya fa nekk neneen ay nit ñoo ñëw bëgg a teg loxo béréb ba te loolu nag duñ ko nangu maire bi nag ne daf leen di yóbbu feneen di Medina Salaam Abraham Poulpuy. ñu yor ay notification yi wone ne jaay nañ leen parcelle te ñu yoraale sax li nga xam ne moo di reçu bi nga xam ne fay nañu frais de bornage bi ñii di yeewoo Montagne Nord ci fàkk dëkk yi nag di manifester di wone seen nakar te di yëglu tamit am na ay nit ñu xamul ñi nga xam ne dañ fay ñëw di jéem a lotissé fu ñu dëkk Ismaïla Ba di wax ci seen kàddu. kay dama Aminata Mbengue laaj ñu ko joxoon Moustapha Diop ñëw rempalé ko ñu wax ni dem leen fay maire ñu dem fay maire bi ñu fay maire ba tey ndax ñu ngi toog ñëw fii di sàcc kër yi di jaay soo ñëwee fekk ñuy borno ñuy daw. ñu mos leen a jëlee Montagne Nord ci fàkk dëkk yi te yóbbu woon leen sax fi nga xam ne mooy Medina Salaam waaye foofu nag ñi nga xam ne dañoo dëkk Bayaax dañ leen faa jëlee ba dàkk leen sax Alassane Sow di ñëwaat ci xew-xew yooyu. burki démb lañ fi ñëwoon ñu yëkkati ni yóbbun foofu ay yet ñoo na fa jëlee ñun fu nuy door duñ fa dem parce que mun nañ na faa jox ñu dem teg ñu jaaree suñu gennaaw taal kër yi demuñu fii la ñuy dëkk mu neex leen mu naqar leen fii la ñuy dëkk ñi fi jënd danañ perte ndax ñun duñ jóg Macky Sall yëg. askanu Montagne Nord nag ci fàkk dëkk yi ñoom ñu ne pare nañu ngir lépp xeex li nga xam ne moom la ñuy woowee injustice Ismaïla Ba. waaw nee na otage mi kenn du fi dëkk mais comme que ñu ngi koy borne dëkk jaay kan nit mun na am na ñi nga xam ne jaay nañ leen ba tabax nañu ba pare kon nit war na fi dëkk nit war na fi dëkk moom léegi gëmatuñ ko comme que nit war na fi dëkk nag dëkk nañ fi jeex na nañu jox suñu kër. ñu waaru waa Montagne Nord nag di ñaan ki nga xam ne moo di maire bi Moustapha Diop mu respecté kàddu yi nga xam ne waxoon na ko ci campagne ba maanaam bàyyi leen seen dëkkuwaay fi nga xam ne moo di Montagne Nord mu nekkoon Abraham Poulpuy Louga RFM. Abraham Poulpuy ci mbir moom nag jëm nga cee jokkoo maire bu Louga Moustapha Diop waaye mbir yi antuwul la. RFM bitim réew. baaru bitim réew Georges Diop lañ ci àndal dox ak benn nit faatu ci manifester yi ñu fa doon amoon démb. waaw ab jigéen la ab bal moo ko rey mu ñàkk bakkanam gannaaw bi mu amee ay gaañu am na góor wi nga xamante ni ba jamono ji mu nga ca l'hôpital bu Cotonou moom itam ab bal lañ ko dóor ci ginnaaw ga AFP agence France Presse xamal ñu ne violence yooyu démb la door ca Bénin AFP yokk ci ne mu jëlee xibaar boobu daal
daal ci source police ak itam ci njabootu ki am ay gaañu jàppale ni itam li ñu seetlu foofu ca Bénin ca rue ya ca mbedd ya moo di ay groupe farandoo kafia nekkoon ay jamono njiitu réew ma di yaay boni ñoom ba jamono ji dañuy jéem a garder kërug yaay boni ci boppam mbedd ma fay jëm ay farandoom ñoo fa nekk jàkkaarloo nag ak ñi nga xamante ne ñoo di l'armée bi. Soudan manifestation bu mag tey jii ca capitale ba di Khartoum. marche bi ñu duppee marche d'1 million li sabab li nag moo di def lépp ba def pression ci militaires yi. Daouda Diouf tey nag la ñu woote ab ndaje mu mag fa nga xamante ne moom mooy Khartoum ñi ko woote nag mooy ñi nga xamante ne daal ñoom ñoo doon manifester ba ci fukki fan ak benn ci weeru avril bi ñu daaneel ka fa nekkoon njiitu réew ma di Omar El Bachir ñu gis ne nag ñoom jamono yi daal li ñu gis mooy amoon na pression bu métti bu ñu defoon ci ñi nga xamante ñooy soldat yi jëloon ca nguur ga ba ñu war a waxtaan diggante civil yi ak soldats yi wante nag li ñu mel li ñu gis mooy ñooñu nga xamante ne ñoom ñooy doon fippu daal ci atum décembre lañ ko taxawaloon conseil militaire bi nag bi mu jëlee nguur gi te ne moom ñaari at la koy jël wante nag ñi nga xamante ñoom ñoo doon manifester li ñu mel dañuy nag lu ñu sañoon daal ak nguur ga ay civil ñoo koy jiite wante militaires yi nag ñoom sax samedi bi ñu passé daje woon nañ ak civil yi pour ñu waxtaan li ñu jàpp nag mooy ñi nga xamante mooy civil la ñoo bëgg nguur goo xamante ne maanaam fukki ministre ak juróom lay am juróom-ñett yëpp ay civil lay doon armée bi nag ne déedéet loolu mënul am ñoom nañu def daal fukk yoo xamante ne juróom-ñaar yëpp ay militaire la ñu doon loolu nag tax na alliance bi nga xamante ne mooy pour la liberté le changement ci réewum Soudan gis ne nag moom li mu gis mooy soldats yi daal moom dañoo fas yéenewul daal jox nguur gi ñi nga xamante ñoom ñooy askan wi ndaxte askan wi ñoom ñoo faloon ki di El Bachir ALC nag moom woote na ab manifestation boo xamante ne mu ngi ciy xaar million ngi doomu aadama pour nag ñoom ñu delluwaat nguuru ko Soudan ñi nga xamante ñoom ñooy civil yi. jamono jooju ca wet ga ca Soudan du Sud boobee ab waxtaan lañ ko jégleel ci Addis Abeba ñi nga xamante ne ñoo am jafe-jafe ci seen diggante foofu ñoom daal ñu nga fay nekk foofu ci Addis Abeba ba àllarba ba ëllëg ajjuma ñi woote boobee ndaje moo di bloc régional est africain bi ñu duppee IGAD loole nag ngir saytu wala waxtaanee accord bi nga xamante ne signé woon nañ ko ci weeru ba septembre 2018 te jamono ji mbir ma tàggatémbe kenn appliqué gu ko accord boobu li mu jàppoon moo di ab période de transition bi nga xamante ne day jeex ci fukki fan ak ñaar ci weeru mai bu jeexee ñu teg ab gouvernement bi nga xamante ne gouvernement d'unité nationale lay doon alaaj Njoogu Jël coowal politique ca Guinée Bissau njabootu Chérif Cheikh Mahfouz Aïdara fas yéene cee dugal loxoom. ab délégation bi nga xamante ne kaka jiite Nourou Binakola demoon na foofu ca Bissau dajeek ñaari langue politique yi nga xamante ne ñoo amut déggoo ba léegi seen diggante ñoom nag ñu ne manifester nañ daal nii bëgg nañoo def lépp ba jàmm dellu foofu ca Bissau wala bokk ci Guinée mbir ma jaar yoon ndax dañu jànkonte ki jafe-jafe ndax crise boobee jafe-jafe comme ak yeneen ñu déglu ki yor kaddu délégation chérifienne boobee di Mahfouz Fall. xalifa général envoyé délégation bu am solo pour ñu dem Guinée Bissau pour ñu ñaanal waa Guinée Bissau waa ren particularité bu mu am mooy dañoo fekk Guinée Bissau réew mu nekk ci crise boo xam ne crise bu xaw a métti wala crise bu métti na d'ailleurs Guinée Bissau seen assemblée nationale amul bureau dafa créer blocage yu bare soo xoolee seen principale activité mooy vente de commercial mooy jaayu ba léegi campagne boobu démarré wuñu ko te loolu dafa nekk benn activité boo xam ne am na importance bu capital ci économie Guinée-Bissau alors loolu soo demee Guinée-Bissau da ngay sentir ne am na blocage nous sommes interpellés pour ñu dem waxtaan ak ñaar parti yi donc crise bi parce que ñaar parti yu mag ñoo ko sekk mooy parti traditionnel bi mooy PAIGC yoo xam ne ñoom ñoo xeex pour indépendance bi ak benn parti bu bees ñu koy wax MADEM C15 daanaka ñoom ñoo demoon élection législative ba léegi mu am problème pour ñu former bureau assemblée nationale. mën nañu wax ne dañoo rencontrer ñaar camps yi waxtaan ak ñoom lu ci gën a am solo mooy ñoom ku nekk dafa wane ne bëgg na Guinée-Bissau jóge ci crise bi pare nañu pour toog waxtaan pare nañu pour ñu xool ban solution la ñu mën a proposer pour vraiment ñu mën a jóge ci impasse parce que arrangé wul Guinée-Bissau. Mahfouz Fall Lamine Ba sunu ndaw fële ca Ziguinchor moo taataan ay kàddoom alaaj Njogu Jeen foofee la xibaar bi ci réew jeexe. jaajëf Georges. RFM Sport.
tàggat yaram Cheikh Tidiane Diagne dañ koy door ak wàllum judo ñuy amal fii ci Ndakaaru championnat d'Afrique judo. waaw bu cadet yeeg junior yi tey jii nag lañ koy daal di door ci bu 15h jotee ca Dakar Arena lu toll ko fukki réew ak juróom-benn ñoom ñooy daal di teew yi lay jongante nga xamante ni dañuy xëccu ngir daal di qualifié ci JOJ yu nam amal ci atum 2022 fii nii ci Ndakaaru dañ si daal di déglu président fédération sénégalaise bu judo di Babacar Wade te ji si suba gi jot naa jokkoo ak moom. fukk ak juróom-benni délégation ñu ngi fii ci Sénégal pour participer ci championnat d'Afrique cadet junior yi def nañ démb tirage au sort yi te compétition yi commencé na tey ci suba ci 10 heures tey si ngoon si bu ñetti waxtu jotee ci la ñuy def cérémonie d'ouverture bi daal di ko enchaîner ak finale yi ak remise u médaille yi ñu ngi ko nar a tàmbali ñetti waxtu si ngoon incha allah fu ñu toll nii organisation bi ñu ngi def seen kéem kattan pour que lépp jaar ci yoon te am nañ yaakaar ne ñeenti bésu compétition yi ñu war a def championnat d'Afrique cadet junior ci Dakar Arena dinañ am ay combat yu neex ci xale yi. voilà kon bokk kooku moo di président fédération sénégalaise bu judo di waajal li nga xamante ni moo di championnat d'Afrique cadet ak junior li nga xamante ni suñu réew di Dakar ñoom ñoo koy daal di organiser yëf yi nag danañ ko daal di door ni ki tey ji àlañ jógu jën wax léegi li soxal wàllum basket ci gox ñi AS ville de Dakar ñoom nag ñi ngi soog a yëg waaye seen mbébét sori na. waaw moo di fexe ba bokk ci équipe yi nga xamante ni bu saison bi jeexee dañu leen lim ñoom yi nga xamante ni ren gi lañ daal di yéeg ci première division bi na ngay wane seen bopp dañ si ànd ak Soda Thiam. mu nekk ci ñaareelu place su classement poule B bi ak ñaar fukki poñ ak ñaar AS Ville de Dakar dafa teel a wane boppam rax ci dolli mu daal di roppi équipe yi nga xamante ni ñoo ko jiitu ci national 1 bi Aly Ngouille Niang di kay tàggat AS Ville de Dakar ñeel góor ñi di ci addu. AS Ville de Dakar dafa woon projet depuis 3 ans pour équipe bi yéeg première division ñu def 3 ans deuxième division bi ñu yéegee ren continuer liggéey bi ñu liggéey ak benn groupe bi groupe bi ñu liggéeyee moom bu yéeg moom la ñu liggéey avec 2 recrues bi ñu ko defee daal yàlla def na ñafe nañ ko ba yéeg quoi. joué lii di playoff bi ci saison gi ñu nekk nag lu ñu xaaroon la bu ñu sukkandikoo ci ka leen di tàggat. ba ma gisee poule bi dama ne poule bi war nañ ci mun génn daal am na équipe yoo xam ne équipe yi dañu baax mais ñun nag dañ ko préparé parce que xale yi amoon nañu envie xoolal liggéey ba mun a egsi fii daal ba qualifier playoff daal. fi mu nekk nii nag beneen compétition moom moo leen di xaarandi ne daan ci dajeek ay équipe yoo xamante ni ñu am dayoo lañ Aly Ngouille Niang moo ni waxee. du yomb parce que les grandes équipes la ñuy dayante ba comme l'AS Douanes Ouakam Asfa ak Saint-Louis basket bi man ay jeunes laa yor yoo xamante ne amuñu expérience en première division mais dañuy dem ak suñu chance sans complexe pour jouer pour mun a gagner yenn équipe yi quoi incha allah. équipe bu Ville de Dakar bi nag gannaaw ba mu amee mbëbëtam gu njëkk maanaam des ci national 1 bi fi mu nekk nii nag teg na ay gëtam ci ñeenteelu place bi lu mu bon premier tour playoff yi nag dina tàmbali fukki fan ak benn ci weeru mai gi ñu nekk AS Ville de Dakar nag di ci dajeek ka nga xam ne moo jël ñetteelu place bi ci wàllum classement wu poule A di Saint-Louis basket club. Soda Thiam leneen la ca des ci playoff yooyu nga jàll di tudd moo di Douane dana tase ak ñi di waa Saltigué bu Rufisque Union sportive bu Wakam diggam ak Louga basket club day daal doon Asfa dana tase ak ñi di waa Duc loolu bokk ci premier tour lii di playoff yooyu nga xamante ni danañ ko amal ci lu yàggul dara wàllu basket ba tey alaaj jógo ak wàllu jigéen ñi tey ji ci ngoon stadium Marius Ndiaye lii di match retard 15e journée 17h GIA ak Flying Star dañu daal di tase 18h Bopp ak ISEC ñoom itam danañu daal di tase alaaji. sëñ Cheikh gannaaw basket dañuy wax léegi lu soxla wàllum football ca Tugal ak Ligue Europa tey la ñuy door tey la ñuy joué lii di demi-finale aller yi. match yëpp danañ ko daal di door ci bu 19h jotee di heure Ndakaaru jàppale nag choc bi diggante Arsenal la ak Valence beneen ba waa Francfort di équipe bu Allemagne danañu tase ak ñi di waa Chelsea dama lañ ko waxee nag match yi ci bu 19h jotee la ñu koy daal di door ñu daal di wax ci Ligue des Champions mi nga xamante ni démb daan nañ jeexal seen pàcc bu njëkk ci wàllu demi-finale ak ndam lu yaa bi nga xamante ni ñii di waa FC Barcelone am nañu ko seen digg ak ñii di waa Liverpool ñetti bal ci dara Lionel Messi jot naa dugal la ñaari but beneen demi-finale bi nag jiwoon nañ ko ni ki talaata gi weesu diggante Ajax Amsterdam ak ñii di waa Tottenham ca Angleterre la woon Ajax nag ñoom ñoo ci amoon ndam benn bal ci dara seen but koko dugal moo di Van de Beek kon bak Alaaji Njogu lii moo fi gënoon fas ci xibaar tàggat yaram. jaajëf Serigne Cheikh. RFM li ci yéene kaay yi.
Home Choice Sénégal, la nouvelle maison de l'ouvrier et des différents techniciens. Total da di marque boo xam ne dañ ko accès ci qualité ba noppi it njëkk yi baax lool am nañu ay perceuse visseuse marteau perforateur meuleuse pistolet à peinture aspirateur pistolet thermique ay scie yu baax bu la neexee sax scie électrique nga xam ne da ngay teg rek mu daal di dagg bant ba pince tournevis marteau hache clé à molette yi ciseaux menuisier yi brin yi ak lépp loo soxla Home Choice Sénégal mi ngi nekk fii di 82 avenue Lamine Gueye téléphone 33 821 45 45 ndaw si dafa romb deram am éclat mu rafet lool di scintiller lool ma ne ko yow lan ngay jëfandikoo mu ne ma savon de Marseille créole dong lay sango doom ji tamit leer nañ savon de Marseille créole da di savon boo xam ni dafa mucc ayib lépp ci qualité ak ferñeent nekk ci savon bi mu naturel lool fu ma ko mën a amee da ngay woote ci 33 827 28 45 wala 70 409 92 06. Home Choice Sénégal ak savon de Marseille créole ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. li ci yéenekaay yi dañ ci ànd ak El Hadj Assane Gueye. observateur xëy assemblée nationale ak yeesal yi ñeel sartam réew mi jëm ci ndindim poste premier ministre yéenekaay bu groupe Futurs Médias ne loi ba jàll na ci commission bi mu des nag yaatal gi ñeel wote gi ba ci pencum réew mi yépp yamuñ ca dañu laalaale article 63 bu sartam réew mi moo waral yéenekaay bi di observateur ne léegi président Sall mooy kenn kott ki am kilifteef sañ-sañu woolu ci lu jàmp dib session extraordinaire assemblée nationale waral observateur ne ma nga ca maquillage ga waa idi 2019 ñoom laata ñu yegg si sax ci waxi assemblée nationale présidentielle ga fi woon la ñu wax ak addu kalpe gi ñu gis ne moom la ca président Macky Sall def ci direct info ñu ne lu ëpp juróom-benn di téeméeri bureau de vote yu kenn mënul jëmmal yoo xamante yu fictif la amoon na ci bitim réew ci région yi nag ci Sénégal ñu ne lim ba woteel coalition président ci wote yi député 2017 ak lim bi ko woteel ci présidentielle gi am nag wuuteeg téeméer ak fukk ak juróomi junneeg ñaari téeméer ak fanweer ak ñaari xob fichier bi nag ñu ne téeméer ak juróom fukk ak juróomi junni yu tegal ñaari téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñetti doublon nga ca gore moom ñu ne ña fa wote sax faf ñoo ëpp ña fa dëkk ci les échos Idrissa Seck ak i àndandoom ne nord bi di bët gànnaaru réew mi nag moo xadd kaaba gi ci wàllu transfert aji wote yi certificat de résidence it wax nañ ca ak it ni maire yi Benno Bokk Yaakaar yi ñu ne doon ko séddale seen aji wote ne ay laxasi caaf ba tey ci les échos tontub cadre yu APR la ñuy ñaawlu ñu ne mooy leader opposition bi àndatul ak seen sago ñi àndul akub sérieux soxna Aminata Touré ci direct info moom di wax ak Idrissa Seck mu ne mu ngi koy ñaan mu fàtte démb nag ci jublu ci taxawaay guy defar buy dëgëral sunu démocratie président Sall démb ci kaw feet ak premier mai gi doon dalal syndicat yi ak seeni tawat Vox Populi ne tontu yu gàtt ca leer la leen jox ci wàllu càkkutee fëg yokkuteem payoor yi bu nu ko sax xalaat mu ne jamono yi émergence la nu wax ca nag kuy liggéeyal émergence danga cee boole responsabilité yi maanaam di wax loo mën ca nag am na fu nu mënta weesu laas ne Macky Sall ak i dëggam yu métti yu mu yeggee syndicat yi démb amuñ mu ne moyen yokk payoor yi ca nag sax nanu xaar yokkute ci simon bi ndax foofee taxe yi dinañ ko daal di yokk Le Soleil di nu xamal ne li ko waral mooy wëram koppar ngir tabax téeméeri junniy logement Sud Quotidien ne président Sall recadré na syndicat yi xamal leen ne xel xalaatul yokkuteem payoor yi ndax carburant bi rek nga xamante ñu ngi ko bloqué nguur gi boobaak léegi ngir bañ mu yokk ci askan wi loolee ne blocage téeméer ak ñeent fukki milliards la cay ñàkk moom nguuru Sénégal te nag suñu bëggee saafara tawati ñëpp mu ne ana kañ la nuy saafara téeméer ak juróom fukki junniy ndaw yi nga xamante at mu ne ñu ngi soobu ci marché de l'emploi ca nag faw ñu jox ndaw ñi xëy Le Quotidien ne démb ci ndaje mi ca palais ba diggante président ak syndicat yi ci kaw feet ak première mai gi cadeau jibu fa woon président nga naan ci yéenekaay bi amunu moyen yokk payoor yi ci weneen wàll mu ne sax lu jëm ci wàllu jot ci dëkkuwaay du droit du sañ-sañ source a ak yokkuteem salaire yi liggéeykat yi yeggee président ne ñaxtu ak maalank la leen ca tegal ñu ne yéenekaay bi di réew mi moom ñëw ci feet ak première mai ci boppam ak nañ ko daa defee jamono yéenekaay bi ci xëtam mu njëkk wane ay syndicalistes ak seeni fulaar ñuy maaj mu ne feet gi ci boppam léegi ak coofantal ak néewal di banalisation da ca am Macky moom di taakale liggéeykat yi ñu ne Khalifa Ababacar Sall ci kaso bi ba léegi lu ëpp ñaari at Soham Wardini maire bu Ndakaaru ci Les Échos mel ni ku naan lu ëpp tuuru diggée na moom madame le maire bu Ndakaaru ne dina jokkoo personnellement ak président Macky Sall ngir libérer Khalifa Ababacar Sall sëñ Cheikh Béthio Thioune moom avocat aji kalaame Médinatoul Salam kaso bi la ñu bëggoon ci moom ak ndàmpaay ñetti milliards L'Observateur ne ñoom ñooñee nag di avocat yi Cheikh bi démonté nañu tasar lépp loo xamante ni mooy ay tuuma jëm ci moom seen client ca nag ñu ne càkkutee fag 3 milliards nag ndàmpaay moom ak taw gu rëy la source a ne keroog ci tribunal bu Mbour woote woon le 18 rek moo ci desoon ngir
sapeur pompier yi ñëw ximmili procureur ndax avocat yi Cheikh bi ñu ne démonté nañu tasar càkkuteefam jëm ci daan ngir Cheikh Béthio Thioune yaxanal leen énergie seen doole la mooy di seen xaalis daan ngeen ko dégg ci télé bi yaxanal googee nag ak lu cay xirtal askan wi di promotion bi ñenn ñi gis ne Senelec loolu du liggéeyam waru ko ki jiite woon Senelec Mouhamed Mactar Cissé ci Vox Populi ne su déggee wax ju ni mel daf koy miti lool choqué moom mi nekk léegi ministre énergie pétrole ne ci réew moo xamante ni dafa nekk ci sous-développé nekk ci tabaxu ak lu ñu mun a am ci source d'énergie ba ca war a jiitu mooy ca kanal googee mu ngi ko wax yooyu kàddu Mouhamed Mactar Cissé cim xew bu liggéeykat yi Senelec doon amal doon ko ca sargaal ak delloo njukkal moom sëñ Cissé ci Vox Populi ne ci gàttal ki gën ci directeur généraux yi ki gën ci ministre yi gën ci manager di njiit yi mooy ki jàng wéy di ne ki mu doon xale yi jëfandikoo jakarta gi nag waroon nañoo dégg yooyu kàddu topp yooyu tànk lu may di bëgg a mel neneen ak a jëfandikoo ñol la tribune xëy gëstu ci jakarta googee sax ak yi lorangeem yéeni kaay bi ne day reyee ko lor ci lu gaaw maanaam ci mode fast track. Home Choice Sénégal, la nouvelle maison de l'ouvrier et des différents techniciens. Total da di marque boo xam ne dañ ko accès ci qualité. ba noppi it njëkk yi baax lool. am nañu ay perceuse visseuse, marteau perforateur, meuleuse, pistolet à peinture, aspirateur, pistolet thermique, ay scie yu baax. bu la neexee sax scie électrique nga xam ne da ngay teg rek mu daal di dagg bant ba. pince, tournevis, marteau, hache, clé à molette yi, ciseaux menuisier yi, brin yi ak lépp loo soxla. Home Choice Sénégal mi ngi nekk fii di 82 avenue Lamine Gueye téléphone 33 821 45 45. ndaw si dafa romb deram am éclat mu rafet lool di scintiller lool ma ne ko yow lan ngay jëfandikoo mu ne ma savon de Marseille créole dong laay sangoo doom ji tamit leer nañ savon de Marseille créole da di savon boo xam ni dafa mucc ayib lépp ci qualité ak ferñeent nekk ci savon bi mu naturel lool fu mu ko mën a amee da ngay woote ci 33 827 28 45 wala 70 409 92 06. Home Choice Sénégal ak savon de Marseille créole ñoo leen doon may li ci yéenekaay li ci yéenekaay yi xaaj Assane Gueye lañ ci àndaloon ñu koy gërëm bu baax a baax yegg si léegi kon ci gis ñuy waxtaanee tey jii kàddu yu président Macky Sall yëkkati ne fi mu toll nii nguur gi xalaatul yokk payoor yi ndaxte antanu ko loolu nag ngir waxtaanee ci daañu ànd ak ki nga xamante ne mooy Ousmane Birame Sané di économiste jiite woon fi ay jamono BRVM bourse régionale des valeurs mobilières monsieur Sané ñu ngi lay nuyu. daañu antam ci waxtaan wi kon Ousmane jàppandeegul daañu antam ci waxtaan ak Meissa Babou di économiste nekk jàngalekat ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar monsieur Babou ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. démb président li mu wax moo di ne fi mu toll nii moom xalaatul ñu yokk payoor yi ndaxte nguur gi antunu ko dèjà mu wax ne bokk na nag ci li ko waral subvention yi nga xam te ne ñu ngi koy def toll ci ay 800 milliards te bu ñu yokkee yooyu mën a dem ba 1000 milliards te loolu nguur gi ga fa am antunu ko yow ban njàngat ngay def ci kàddu yooyu mu yëkkati jëm ci wàllum ñàkk yokk payooru fonctionnaire yi. waaw xam nga subvention yi su ma ko doon dégg sax daf ma doon xaw a jaaxal parce que. xam nga depuis 2012 ba presque 2017 àddina bi dafa am lu ñuy tudd accalmie ndax dafa dal ci lan dafa dal ci pétrole mbiram dafa daanu ba daanaka eggoon suuf nga xam ne nguur yi ñun ñëpp dañu waroon lépp lu jëm ci gaz ak essence ak yëpp njëg yëpp waroon a mën a wàññeeku mais daanaka sooy xool ay dañoo cof ndax ñoom dafa am xaalis buñ ci doon am 2017 daaw nag lañ commencé mu gën a tar. 2018. mu jóg nag. parce que président dafa ne woon année sociale lu nekk ñu dugg ceeg yooyu est-ce que du ne loolu tamit bokk nañ ci li indi problème bi année sociale boobu ak subvention yu bëri yoo xam dafa gën a tar gën a yokku dem ba diis ci nguur gi. waaw man jàppee ma ko subvention sax c'est-à-dire que baisse yooyu soo doon xool luñ ci wàññi woon maanaam mënoon na gënoon a rëy mais dañoo ragaloon ñu wàññi tuuti bàyyi. ci gaz bi ci essence bi parce que ñi paas ci oto yi sax yëguñu ne wàññi woon nañ tuuti essence kon pour wax la effectivement dañoo prudent woon dañ ci demoon ak dal daal di wàññi tuuti ndax lii lañ doon xalaat mu dab leen tey su leen dabee daanaka lañ cay mottali man jàpp naa ne bëri goo xam ne nii mën na lay ne duma laal salaire parce que nag suñuy wax salaire Sénégal tollugul ci sax niveau bi nga xam ne moom la CEDEAO recommandé. muy ñaata wàllum salaire CEDEAO ñaata la recommandé. waaw pratiquement dañuy dem ba ay 30%. waaw mën nañ ko autoriser presque ba 30 et quelques %. mais Sénégal eggul foofu. donc man dama jàpp ne surcharge yooyu suñ ko dee xool sax
ci ñoom seen biir fast track bii rek war nañ ci mën a càmbar indi ci ay coppite yu bare parce que nag suñuy wax salaire rek day fekk dëgg liggéeykat ya ci ëpp ñu gis ci seen bopp mais sooy xool ñu ci ëpp gisuñu seen bopp te soo jëlee lu daal fukki at li ñuy wax inflation yu maanaam yokkute njëg yu sewaan lay doon xëy na bariwul mais fukki at yu ne affaire bi day gën a diis dafa il faut mu am ay coppite ci koom bi mais nit ñi tamit dañu war a avancer loolu moo tax ay mouvement yi nga gis ay français ay foo koy mën di gis nii nga gis ne nit ñi dañoo seen bopp ñooy taxaw ne ñun defalutu leen ñu dara da ngeen ñoo xaw a fàtte daal maanaam. nañ jël si léegi ci yow ci yeggali waxtaan wi Meissa Babou Ousmane Birame Sané jàpp ni na monsieur Sané ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. dégg nga Meissa Babou moom li mu wax moo di ne layu ko subvention taxawul pour bañ a yàq salaire ndax gis-gis boobu nga ne am ci ne subvention yokkul niveau boo xam te ne war na mën a téye nguur gi yokk payooru fonctionnaire yi. oui man ànduma si gis-gis boobu. parce que état quand même dafa am ay règles ay chartes ñu ngi doon wax léegi poids masse salariale bi masse salariale Sénégal mu ngi nekk 32% des recettes fiscales. te UEMOA li mu laajte 35%. mais waruñu. mais fonctionnaire yi ñaata lañ toll fonctionnaire est-ce que de 12%. fonctionnaire yi bon justement loolu la ñu war a xool. parce que 12% population. instant yi yaa ngi jël 32% des recettes fiscales di ko jox à une population qui fait presque je sais pas un pourcentage infime de la population sénégalaise. xam nga loolu aussi c'est pas quelque chose de rationnel économiquement loolu moo tax je pense que man politique économique président bi moom lu mu ciblé mooy population yi c'est-à-dire pouvoir d'achat nag doo ko yemale ci fonctionnaire yi da ngay koy répartir sur toute la population loolu moo tax subvention am solo te du n'importe quoi la ñuy subventionné dañuy subventionné produits yoo xam ne c'est des denrées stratégiques ou des services stratégiques maanaam yaa ngi subventionné wér-gu-yaram bi yaa ngi subventionné gaz bi ak carburant bi yoo xam ne bu ñu leen laalee rek féppay métti donc je pense que fonctionnaires yi aussi dañu war a mandu aussi laajte état bi ay revendications yoo xam ne ça peut ne pas fausser l'équilibre macroéconomique. mais fonctionnaire yi tamit xëy na bu ñu yokkee seen payoor wàññi pouvoir d'achat bi xëy na boobaa soxla sax subvention ndax daañu mën a am lu ko jënde lu leen mën a may ñu jënd produit yi. oui mais fonctionnaire yi c'est une minorité état nag buy doxal politique aussi day soucieux de la majorité c'est ça qui est important parce que boo laalee subvention bi yaa ngi impacter toute la population par exemple subvention aux médicaments génériques yaa ngi laaj toute la population mais boo yokkee salaire fonctionnaire laalu toute la population donc arbitrage état c'est pas toujours facile mais ce qui est important aussi c'est que fonctionnaires yi dañu war a xam aussi syndicalistes yi plus précisément booy laajte augmentation payoor da nga war a aussi ñëw ak dara parce que ñëpp xam nañu que suñu problème fii mooy faiblesse de la productivité maanaam suñu liggéeykat yi du ñu ànd ci liggéey bi ak cawarte ak xel ak xarañ ak seen doole ak présence loolu aussi bu ñu bëggee rectifier loolu peut-être que état bi comme président nee na il est ouvert à la discussion nañu jéem a rationaliser les effectifs rationaliser les agences moderniser fonction publique bi te ñu fi nekk ñu jox leen ay payoor yu baax mais ci kaw aussi ñoom ñuy delloo nguur gi. ci seen ñax. nañ dellu siwaat ak yow léegi kon Ousmane Birame Sané ñu dem jëlaat Meissa Babou tey jii nguur gi buy wax wàllum subvention yu ni mel gis nañu sax président xam na ne taxe daañu ko teg ci taxe bu bees yokk taxe bi ci ciment bi. est-ce que loolu du ne xëy na mën nañ njort ne boo moytuwul njëkk yi. nga xamante ne subvention yi yooyu nguur gi mën na ko dindi ba nga xamante ne dañuy appliquer li ñuy woowee vérité des prix maanaam lu si nekk la mu war a jar ñu jaay ko loolu la. waaw xel de mën na ci tey parce que ciment xam nga bii mooy ñaareel wala ñetteel yoon te daaw maa ngi fàttali yokkoon nañ taxé nañ encore cigarette taxé boisson taxé yeneen ay produits yu sew sewaan ak jus de fruits kon fekkente ne moom ci 1er mai bi wax bi dafa xaw a dëgër dafa xaw a ñagas ne carrément mënuma ko au lieu mu ne bon dañuy ubbi peut-être ay négociations ñu jéem a xool
li nga xam ne syndicaliste dañ koy tudde justice sociale maanaam dafa am presque daanaka ñaari catégorie daal salaire yoo xam ne ni jaaduwul ci biir réew mi dafa am ñu kawe lool sax am ñoo xam ne vraiment aussi dañuy suufee lool ba nga xam ne ñooñu tey Sané a raison am na ñoo xam ne ni toog seen bureau jafe na leen mais am na koo xam ne ni li ñu koy fay léeg-léeg xelam sax du nekk ci liggéey bi de jaral na ko sax génn lijjanti ji kon dafa bokk ci levier économique que nit ki am xel mu dal man ko am xel mu dal ci wàllum payoor rek yooyu non seulement day am xel mu dal mais xaalis boobu mais buñ fàttali ne duñ ko jaay beneen réew de parce que ñi ngi koy jox ñi laaj ñi maanaam li ñu seeni soxla dafa matagut xam nga ñi ci kaw seen soxla mat nañ ñooñu ku leen yokkaloon salaire say États-Unis la ñuy dem wala France dem tëdd fa mais ñii di laaj ñii marché Sandaga gii duñ ko génn loo leen mën di jox ci biir dëkk bi lay yem mooy classe li may tudde classe moyenne bi ñooñu donc tax affaire bi échelle de salaire yi dafa doy waar parce que vraiment am na ñoo xam ne nii mooy disparité yi nga xamante ne moom la gars yi doon ñaxtu ba président sax reconnaître ko ne am na saxoon mu santaane étude boobu ngir xool ni ñu koy jubbante mais mbir yi mu jéegul fenn waaw mais donc kon étude boobu lan lay jariñ c'est-à-dire que soo reconnaître ne effectivement y a problème te ñun ñëpp d'accord nañ ne y a problème mais ñu engage ay études su cabinet déposer ay conclusions mais day am début d'application nga xam ne kat wax dëggante yàlla ñii liñ ma wax dëgg la ñu commencé di corriger ndànk-ndànk te xëy na lañ ca gën a njort peut-être ci biir bañ bi mooy xam naa peut-être am na chantier yoo xam ne nii moom bëgg na ci jublu soxla na xaalis ñu yokk ciment ak leneen mais da xëy na lépp xaalis bi ñu leboon aussi xëy na dafa jégg dayoo ba nga xam ne bëggatul dugg ci benn surcharge boo xam ne ni xëy na trésor public du ko attan te actuellement nii poste bi taxu ko diis. jërëjëf Meissa Babou ñu koy sant koy gërëm muy économiste nekk jàngalekat ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar ñu jeexal ak Ousmane Birame Sané monsieur Sané tey jii nan lañ mën a def ba maintenir équilibre bi ba nga xam te ne jafe-jafe du am surtout nag ay yokk ak yu ni mel si njëkk yi du askan wi du ko yëg du am ci askan wi. Oui, loolu d'abord liggéey moo koy indi c'est-à-dire il faut que ñi nangu liggéey ensuite aussi il faut que économie bi gën a dox maanaam secteur vitaux yi comme agriculture industrialisation bi tamit parce que fa la ñu mën a créer ay emplois il faut aussi que taux de pression fiscale bi aussi mu yokku tuuti ça il faut se dire la vérité aussi parce que efficacité fiscalité bi des na te nguur gi dafa am ay soxla yu bëri donc cela est important maintenant aussi il faudrait que état selon moi état dafa war a continuer politique am boobu de filet social yu muy joxe c'est-à-dire au niveau de la santé au niveau de l'éducation muy continuer di jàppale néew ji doole yi parce que aussi loolu mooy fonction état c'est-à-dire que état nekku fii rek pour fonctionnaires yi non au contraire fonctionnaires yi ñoo fi nekk kuy liggéey tamit bëgg cee gis sa bopp man ko kuy liggéey tamit bëgg cee gis sa bopp xëy na ñoom yokk gi nekk na loo xam te ne dina gën a tax ñu gën a sawar ci liggéey bi te am na solo absolument mais ku la jàppale ci gaz jàppale la ci courant jàppale la ci carburant jàppale na la ci lu bëri parce que day yooyu poste bi diisul doo mën a jënd gaz de mën ko doo jënd gaz ak ceeb bu poste bi bu ci dara nekkul c'est vrai doo mën a jënd gaz mais peut-être que yaa ngi déplacé wu di jël ay car rapide wala transport tu vois donc état moom jeu d'équilibre la loo xam ne mais président bi man li ma apprécié ci attitude am bi c'est que il a été véridique xam nga dëgg neexul mais moo am donte sax gaa yaa ngi ñaawlu ni mu ko waxee ni nga koy naqaru mais xëy na li mu wax dëgg la mel na mu ko waxee moo xaw a déranger tuuti nit ñi non dëgg neexul mais moo am mujj bu rafet donc cela est important aussi il faut que ñu dépasse yooyu ay forme de communication yoo xam ne pour man ay détails la mais il faut que syndicats yi aussi que ñuy am benn culture aussi de économique parce que mënoo aussi laajte loo xam ne économiquement amul viabilité loolu day yóbbu nit ñi dans une impasse mieux vaut que ñu relever suñu économie bi progressivement en touchant les secteurs sociaux parce que aujourd'hui état muy distribuer garab ba Fongolimbi ba Diembéring
loolu aussi poids la charge la loolu yëpp ci impôt bi mu ngi équiper forces armées yi et cetera donc arbitrage la boo xam ne il faut que ñi bu ñu nangoo aussi pour ñu chercher l'efficacité dans la fonction publique ñu rationaliser effectif bi xam nga mun na indi fi ay par exemple ay départ négocié wala ay ci xam nga loolu tamit duñ ko nangu. mais moom tamit nguur gi wàllam ci wàllum disparité yi am ci fonction publique yi ñu ngi koy wax sànq moom xam na ne am na mais ba léegi nii jéemagul dara ngir daal di koy soppi donte président commandité woon audit mais est-ce que jotul tamit loolu xëy na buñ ko jubbantee jafe-jafe yu bëree bëri dina saafarawu te gars yi xëy na doot ñu nekk fi di laaju payoor ndax du boobaa ñàkk yamale wala tane askan dina am ci wàllu payoor yi. non loolu am naa si yaakaar parce que président dans ses premiers discours bi mu falwaatee loolu la wax nee na il faut une administration de développement une administration moderne donc loolu normalement war na dugg si fast track bi et comme ça ñu am benn fonction publique bu efficace parce que investisseur dañ ko soxla aujourd'hui investisseur étranger bu ñu fi ñëwee des fois il y a certaines lenteurs yoo xam ne mënul ànd ak la concurrence internationale loolu aussi il faut ñu waxante dëgg. ci fonctionnaires yi dañu war a nekk peut-être à un niveau d'efficacité boo xam ne bon mun nañu yokk seen payoor mais tant que efficacité bi ñëwul man je pense que seen revendication yi mun na xaar tuuti. jërëjëf ñu koy sant di koy gërëm moom Ousmane Birame Sané di économiste jiite woon fii BRVM bourse régionale des valeurs mobilières del tam di gërëm may sabab mi ñu àndaloon sànq moom di économiste nekk jàngalekat ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar mu ne woon gis-gis ne woon tam xibaar yi El Hadji Ndiogou Diène moo nekkoon ci micro bi Aliou Baax ci machine bi ñu ngi jaajëf lu baax Salimata nekkoon ci réalisation bi naka noonu tam Papa Oumar Diawri so d'antenne jaajëf